ak teranga tolluwaayu jamono warul tax ba ñuy dégg ci lu ñaaw. Une jeunesse incomprise qui se bat non pour la liberté d'un homme mais plutôt pour la délivrance de tout un peuple. Ces mots qui nous hantent depuis des décennies: malgouvernance, corruption, dépendance, injustice et chômage. Et je me dis, quand on est le numéro 1 d'un pays, ñu wóolu la yaakaar coppite ci suñu réew ba jiital la da nga war a jox nopp sa askan. Écoutez la jeunesse, car nous représentons aujourd'hui les 75% de ce pays et nous réclamons qu'un bien-être social et de meilleures conditions de vie. Jeunes diplômés di chômer doon yaakaari ndey ak baay ba mu jaral ko mu jël gaal wutali bitim réew. Marchand ambulant bi nga dàq mu ëmb ay bagageam di daw di wut fu mu làqu. mool bi nga jaay géejam ba mënatul a gis jën. baykat bi bay ba ñoral te mënul jaay am dund di ko jéggaani bitim réew. bu nawet jotee école yi doon dëkkuwaay kaw lal yi doon waañ ndax taataa bu nu mënul weñ ba tax nit ñuy xuus ci ndox yi pour doxi seeni soxla. askan wu xiif sonn ba laati kaaf. bërëbu fajukaay yu amul jumtukaay suñu demee bay tàllal loxo di xaawi suture ki tawat ngir di ko ñaanal ndimbal nga xam ni notre pays est méconnaissable. àq ak yelleef nga salfaañe nit ñi nga noot yóbbu seeni fit ba kenn ñeme wuta wax. génne way takk der yi ak seeni jumtukaay ngir ñu jàmmarloog askan wi. Et voilà maintenant une jeunesse révoltée, engagée pour dire non à toute cette injustice, non à la banalisation de nos droits. Vous les forces de l'ordre, défenseurs de la nation, di doomi réew mi jàpp leen ni saa su ngeen di jàmmarloog askan wi, vous avez en face de vous vos frères, vos sœurs, vos amis et vos enfants. donte seeni liggéey ngeen di def ñun ndawi réew mi nous sommes l'avenir de ce pays. duñu mës a nangu kuy salfaañe suñuy àq ak suñuy yelleef ak alal ji yàlla feeñal ci suñu réew ak ci suñu géej lu ci mel ni or, gaz ak pétrole. Conscient que nous sommes encore beaucoup plus riches qu'on ne le croit, car nous avons des hommes de valeur, des hommes de principe qui ont toujours combattu pour notre cause, à l'exemple de Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadji Malick Sy, Mame Baye Niass. Voilà yéen a ngi dégg léegi ma andil leen ki nga xam ne moo ñu teg loolu parce que damay woo imam nii mais agseegul imam agseegul donc balaa imam di dugg si faw ñuy dugg defe naa imam ñëw na. waa imam ñu ngi lay ziar imam defe naa yaa ngi ci biir live bi imam ñu ngi lay ziar bu baax a baax defe naa yaa ngi ci biir live bi xaaral tuuti ma dugal la xaaral tuuti power on. aca yaa ngi ci biir mode. Connected. yéen ñii faral di seetaan live bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu Guigui mi nga xam ne taxawaayam rafet na ci àdduna taxawaay bi ñuy xeex benn xeex la mooy delloo der bu ñuul li ko yàlla cërale ñu xam ne àdduna ji ñu nekk ak ku mënti doon ku nekk rek ñoo yam fa yàlla ndax alquran moo ne kullukum min aadama wa aadama min turabin ñëpp ci aadama la nu jógee aadama jógee ci suuf waaye nag dafa mel ni sunu njiitu réew yi nga xam ne ñu ngi ci réew yi rawatina sunu président bi di Macky Sall moom loolu ump na ko ba tax na mu jébbal boppam tubaab bi di dox ci waawam ak déetam jëmm ju sell ju tedd ku mel ni Seydina Ousmane Sonko mu sell mi daal di ñëw am taxawaay bu rëy bu mu am ci àdduna ngir bëgg a tekki bu mu jaam ñi donte nag sax Seexul Xadim waxoon na ko ca way wa ne woon na ne xat faaka kap laa xat baasa fadd laa fa dóoru wala wa nafu jaayi waaye li xew te muy dëgg booba gaa yëpp gis nañu ko fi waaye menn moom Seydina Ousmane Sonko moo ñëw feddali loolu daal di indi yeewi askan wi dañoo war a yeewee ko léegi nag taxawaay boobu mu am ko ci tubaab bi waaye am ko itam ci bëgg a jël der bu ñuul delloo ko gëdd bi mu moom moo tax ñu jóg bëgg koo fexel
waaye nanu xam ne garab ki nar a doon am penc kooku law bi du ko gis ba di ko gor li ñu ci xam mooy te état bi dafa juum ndax ki mu ko booleel muy gone googu nga xam ni addunaam lépp da koo yàq ba noppi door a ñëw foofu la ñu juumee ndax nit ki boo koy fexeel te daal dëgg daal mooy dëgg sax sëriñ bi donte juum am na ci waaye daal échec nañu ndax ndaw soosu tey li ma jàngat ci li tax le monde daal di ñëw introsé ko problème bi yëpp mooy bu amul sens état dina ko liquider te dafa nekk koo xam ni comme déclaré ne na day xaru bu ko état sàkkalee pexe ëllëg ñu ne moom waxoon na ne day xaru leneen li mooy législatif yi ñu jëm bëgg a déstabiliser candidat Ousmane Sonko wala boog lii yeewi askan wi ngir résultat yi ñu amoon xaw a wàññeeku loolu itam bokk na ci li nga xam ne moo sabab génnam waaye kooku moom dañ ko dul déglooti ndax nit boo yàqee li la yàlla jox muy gëdd bi ak cër bi nga waroon a am ci àdduna dem ba àdduna kenn gëmatu la nga taxoog fen di fen guddi fen bëccëg du mën a tax nga wax nit ñi lu ñu gëm ñun Sonko yaakaar naa ne lu nit mën a wax ci àdduna ba nit ñi maanaam am dellu ginnaaw ci moom loolu fàtt na ndax dafa am cër bu nu koy xoolee amit cër bu ko yàlla jox ci kaw suuf te yàlla bu la naree fal dalay waajal démb tey door a ñëw dina fexe ba jël xolu doomu aadama yi te boole la ak ñoom loo dugg ñu dugg ci ak yow loo bëgg itam ñu bëggale la ko ñu xam ne sénégalais yi daal jël nañu seen indépendance adduna gépp jël nañu seen indépendance ñun ñoo dul nangooti kuy ñëw bëgg a déstabiliser nit ci ay tappale ki ay wax yoo xam ne teguñu ko fenn ñun ñoo dul nangooti ku jóg ngir génne nit ñi ci jafe-jafe yi ñuy dox nga bëgg a ñëw ngir fitnaal ko ba tax maanaam daal li nu war a am ci indépendance du demee noonu ñun ñoo pare ci loolu te itam waykat ba daf ne adduna moom kenn moomu ko xar baaxe ni toll nit ak jinne la buur yàlla fàggul bul def gone ku am xel mu mat sëkk nag am yitte ja amul jenn xar baax ju dul yey nga ca kon adduna xel ak yitte la ku am xel mu mat sëkk am yitte ja amul jenn xar baax ju dul yey nga ca ndax yàlla mi borom jaam ñi moom par parloo du yegg fa moom yàlla noo def mu def noonu ku ko nekkal mu nekk ci yow ñoom nag mën nañoo par parloo yor seen état yor doole ji waaye doole yàllaa ko yor ndax dañ leen di jay li ñuy tuddee doole muy armée ak yeneen yu nu mel waaye doole moom sunu borom tabaraka wa taala mi wax ci alquran ne fa'aalun lima yurid kooku moo yor doole Sëriñ Tuubaa Seex Ahmadu Bamba bind ci ne ad-durru wa nafu min ar-rahmani laysa min al-bidaani wa sudaani jëriñ ak lor ci yàlla lay jógee nekkul ci ku weex nekkul ci ku ñuul ñu xam ne Ousmane Sonko ci kattanu yàlla dee koy tee doon président de la République du Sénégal ndax askan wi pare nañu ànd ak moom ci nag lépp lu mu leen jaral ñoom ngir ñu gàllankoor ko muy état ak tubaab bi ëppal nañu ko ñun ci kattanu yàlla sunu borom ngir jox ko réew mi incha allahu rabbi ndax gëm nañu ne moo war a delloo jaam ñi gëdd bi leen yàlla jox ci kaw suuf ndax ñun yàlla dañoo teral doomu aadama yàlla da koo teral ndax fa wax ci alquran ne wala xad karamnaa bani aadama wa hamalnaahum fil barri wal bahri wa razaqnaahum mina tayyibaati wa faddalnaahum ala kasiirin mimman xalaqnaa tafdiila léegi nag nit bëgg a ñëw bëgg ñu ko xeeñ ñun duñu ko nangu na sénégalais yeeg àdduna xam ne Adji Sarr mi bu yeboo ñu teg ko ci suuf te xam ne duul moom mooy kiy gàllankoor Ousmane Sonko loolu faat na lu ñu mën a wax ak lu ñu mën a def ci kaw suuf lu mu leen jaral ëppal na ko sénégalais yi taxaw fas yéene jàkkaarloog ñoom lu ñu ci góobee gar ko nan na ko bàyyi doomu jàmbur ji xam ne dëgg la àndal te dëgg mooy kàddu yàlla gi nit mënoo koo gouverner te xamoo li yàlla digle ak la mu tere te Afrique dañoo am problème boobu rawatina Sénégal bu fekkee 95 wala 94 musulmans ñoo fi nekk sunu waa jàngu bi nekk fi ñoom ñëpp yor ay diine nekk ay jàmbaar tege ci yoon ñeneen ñëw di leen mbubboo tey def lu leen neex ñun duñu nangu loolu ñun daal fas nañu yéene xeex bi ñuy xeex ba Afrique am jàmm Sénégal it am jàmm daañu ko xeex lu nu ci góobee gar ko tax Moussa Ka nag da wax naan kuy rëbb ay xiif ak a mar mbaa mu nangoo guddee mbaa du fetal luñ tàmm kon nattu yi mënta ñàkk nattub jullit day yokk ay maqaama mbaa muy séppi ñaaw téef keroog bisub xiyaama kon Ousmane Sonko na jàpp ci nattu yi xam ne lu mu dis rek ci jàmm lay mujj ndax àdduna moo demee noonu ndax waykat baa nga naan la yàlla jox xari ba ci maqaama te mënu koo jëf ay nattu la koy xayma waaye bala laa wóolu moom yàlla ba jox la mbir ya nga muñ yenam ba aw ca tànki mbir ya te lan nam nu wannakum li saabirina ahasiba naasu lil kaasibiina mu dellu ne kenn mas na gën a rey Abdullahi dañ ko sa lapp ak boobu wër na laahi yowmal jamal tëj nañ bëtub càmmoñ ba ba dellu si ñu tëj bëtub ndeyjoor ba Muhammadun Ababacar Siddiqu rayin wa jar na waa ju ne ko yuuxu
ray nañ ko wat ko sànni ci santaare taxan jëfal ko boole ko xiin maare Alioune Haydara ma doon jàmbaar ja Abo Huseyni wal Hasan yaakaar ja mu ne bañam yare neen ko fa réewum koo fa ngir weddi yàlla gaa ñorop ko foofa kon àdduna fitna yàgg na ci te itam mu ne fi mu jullee fajar moom Alioune Haydara la Ibnu Maljam fab jaasi bett ko daal di koy jam te Ibnu Maljam nekkoon góor yàlla boo xam ni ak jaamukatu yàlla boo xam ne demoon na ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne Ibnu Maljam nañu toxal néegam mu dend ak jàkka ji ngir lan nangul bu mu nanguloon maanaam jaamu gi mu doon jaamu yàlla ak julli gi mu doon saxal ci dundam waaye moom mujj rey Seydina Alioune ndax seytaane dugg ci bopp gëmloo ko rek nekk ko Alioune ab yéeféer la ba mu rey ko kon nit dina gëm loo xam ne léeg-léeg la ngay topp foog ne dara la fekk na du dara loolu moo dal ñenn ñi waaye nag Ousmane Sonko kaa am ci boppam kaa bii dafa nekk loo xam ne maanaam ay complot la ay tappale la dafa nekk loo xam ne itam sénégalais yi dem nañ ba découvrir xam nañ ne ay nari kese la ay pexey kese la ñu fas yéene nag taxaw ne ñun duñu ko nangu Ousmane Sonko waxul du ko nangu waaye ñun ñoo taxaw ne duñu ko nangu àdduna képp taxaw ne duñu ko nangu fas yéene ànd ak moom ci législative yi am majorité assemblée nationale indi foofu cohabitation teg dëgg kàddu yàlla gi ndax dëgg yàlla moo ko moom bu ñu demee ba 2024 waa ji moom du bokk ndax waa ji moom deuxième mandat la waxoon ne fa lay yem kooku du bokk kon maa ngi yemale foofu sama kàddu di siyaar ñëpp di leen jaajëfal yéen ñi déglu live bi di jéggalu itam ci guddal gi lu jub ci yàlla la lu dëng ci ñun la ñu ngi leen di jox di daje beneen yoon di leen ñaanal jàmm ak tawfeex jërë ngeen jëf. jërëjëf yaa imam jërëjëf waaw gars yi kii mooy auteuru kii mooy jàng histoire Diori Dier Ndella bu soobee yàlla suite bi dinañ ko am kon imam ak imam gars yi ñu ngi lay sant di la gërëm waaw jërëjëf yaa imam donc gars yi bala ma leen di ubbi ligne bi dama leen di indil ki nga xam ne mooy ki nga xam ne moom lañ dénk réew mi tey mu mujjee bëgg a doonu koo xam ne dégg nga maam nee na yee yaay ñun lay waar ñu doog a continuer ayca nañ déglu kii nañ déglu waa ji lu mu wax nañ ko déglu ba pare nag ma ubbi leen ligne romb fa yeneen kër yi dem dal këram en tout état de cause je pense que fitna baaxul te lii moo tax waruñu woon yee fitna or projet de loi bi ku ko jàng ak ñi ko xalaat ba di koy proposer xamoon nañ ne musiba bu mel nii mën na si am te mën na romb fii donc ndax xale yi xamuñu woon li ñu doon def. waaw bañ a xam li ñuy def xale yi kii xam nañ li ñuy def Sénégal li erreur homme politique yi mooy dañuy jàpp ne peuple bi dafa ignorant loolu njuumte passewul loolu. voilà Papa Ngagne. waaw dañuy am mbégte rek télévision Futur Média ndax tey c'est vrai que ni ñu amee ñaari premier ministre ci plateau bi ancien premier ministre ci plateau bi xëy na événement bu mel nii ñoom mën nañ ko rafetlu waaye itam fitna la ci biir réew mi xëy na ci yeneen circonstances yoo xam ne gënoon na ànd ak démocratie moo ñu doon gënal ñu recevoir leen ci plateau bi waaye itam lii wutewul dara ak tolluwaayu démocratie ndax li koy firndeel mooy askan la woo xam ni gis nañu ne charte yi ñu leen bëgg a teg ànduñu ci ñu ànd fipp ko ba am ci li nga xam ni am nañ ko ci ñaari ancien premier ministre lañu ki nga xam ni moom laay njëkk a jox kàddu gi muy le doyen Moustapha Niasse c'est vrai que moom moo mujj a ñëw Macky Sall mais comme introduire nga ko li nga xam ni laajoon nga ko presque ci loolu laay dellu si léegi fii mu nekk nii lan moo des ci combat bi parce que loolu bëggoon naa ko xam projet de loi bi bu doon bataille la ñu ne gagné nañ ko gagné ngeen ko est-ce que des na guerre lan moo des. avant Abdoulaye Wade alxames bii passé muy semaine tey. annoncé ne dafay def ticket pour élection bi ñëw ci ëllëg sa man waxoon naa Sénégal yi ne am na lu mu denc génne groupe. dëgg la 25%. dégg naa ko ci RFM nga wax. ëllëg sa génne na ko. avant loolu ñun ñu ngi doon xeex. pour défendre intérêt population yi ci décret yi mu jël di tas communauté rurale yi di def délégation spéciale. d'accord découpage bi. loolu ci la. ci la
processus électoral bi comité de veille bii mu installé te joxu leen benn moyen te comité de veille moo war a xippi bëtam seet ndax li ñuy def ànd na wala àndul ndax ministère de l'intérieur léegi mënul Ousmane Ngom nekk ministre de l'intérieur nekk membre comité directeur PDS di organiser élection naan dana def équilibre général Lamine Cissé moo fi nekkoon 2000 ministre de l'intérieur doonu loon membre PDS wala membre benn parti loolu ci suñu xeex la bokk xale yii ñu ne duñu inscrire ci liste électorale yi ni ku am 18 ans rek war ne kooku danger la ñun xam ne li ñuy def Saint-Louis ñu def Dakar li ñuy def feneen xam ne ñoom li ñuy def ak ñu koy def Paris di ko def New York pour que nit ñi bu ñu accéder ci carte électorale carte d'électeur loolu ci suñu xeex yi la bokk d'accord loolu ci combat bi la bokk pareegul de pareegul les prix des denrées de première nécessité parce que politique rek du moo am solo c'est important loolu li gën a am importance politique bi bu nekkee politique rek la amul njëriñ ñu fi nekk ceeb dafa cher diwlin dafa cher suukar dafa cher saabu dafa cher médicament dafa cher xale yi jànguñu doomu aadama yi amatuñu lu ñu lekk courant bi dañ koy dagg xaw ma sax nu ngeen def yéen bi ngeen am courant depuis une demi-heure ñu nekk fii xëy na da ngeen am groupe électrogène loolu yëpp nag moo jiitu lii ñu def nii tey sax am na importance trop mais la ko jiitu mooy coono Sénégal yi ñu teggi ko voilà merci monsieur le premier ministre ma wëlbatiku ci Macky Sall le combat kon dafay continuer malgré am na loo xam ne téye ngeen ko ci seen loxo tey lan ca yàlla suñu borom ca yàlla lu mu ñu nattoo nii ñu andi deuxième vidéo bi après nag gars yi ligne bi ubbeeku na waxtaan baa ngoog dina am live numéro 2 ak numéro 3 man dama leen di jukki rek damay jukki rek Sénégalais yi il faut ngeen ubbi seen le 7 ak le 27 dafa nekk Moussa war na doy képp ku yor nguur yaakaar ne yaay buum mi ba mu ne kenn du am doom ji góor sa réew ma yàlla indi na ko doom ji góor joo xam ne àndul ak ndey àndul ak baay ba ci biir palem bi kooku màgg bi moo ko sóob si géej gi kon yaakaar naa ne peuple bi moom à la kuliyaani il aura le dernier mot te tàmbali nañ ko point yu am solo mu mel ni indi nga ñu ci le professeur d'histoire. kon xam nga xaaral ma tagaat kii dafa dof xaaral ma tagaat histoire Moussa histoire Firawna ak Moussa war na doy képp ku yor nguur yaakaar ne yaay buum mi ba mu ne kenn du am doom ji góor sa réew ma yàlla indi na ko doom ji góor joo xam ne àndul ak ndey àndul ak baay ba ci biir palem bi kooku màgg bi moo ko sóob si géej gi kon yaakaar naa ne peuple bi moom à la kuliyaani il aura le dernier mot te tàmbali nañ ko point yu am solo mu mel ni indi nga ñu ci le professeur d'histoire. di yéen a ko déggandoo du ñoo ko déggandoo indil naa leen ñaari point premier point bi mooy Moustapha Niass nee na bu ngeen taalee kër ministre wala ngeen taal kër député wala ngeen taal kër maire wala ngeen taal kër commandant wala ngeen taal kër commissaire wala ngeen taal kër diw responsable politique parce que da ngeen jege état bi xale yi dofuñu kon xeex bi du mbedd mi le 7 yaay dinaa di préféré ñuy xaar nañ dugal suñu yaay ji nañ dugal suñu yaay ji yaay booy na nga def. salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw alaay jiji na nga def. sant yàlla ak muñ. maa ngi lay nuyu bu baax di la ziyaare. ñu ngi lay ziyaare yaay booy. waaye kii mooy seytaane dëgg kii mooy seytaane rajim mi kii Macky Sall Moustapha Niass ñooy seytaane. ñu daal lu ma leen bëgg a wax rek xeeb ko gis nga ñii xëy sax gis leen da lay ñii rey leen rek moo jekk. jërëjëf. kenn xamul la leen war a wax rek ñaar ñii ñooy nattu àdduna ñaar ñii ñooy suñu natt
ñaar ñii ñoo ñu toppe Mboro ñaar ñii ca yàlla gars yi liñ bi ubbeeku na deuxième point bi mooy Macky Sall nee na Firawna ba mu nee kenn du juddu ci dëkk bi pour bañ ko xañ nguuram liir bu judd ci dëkk bi mu rey gis nga de nee na day bañ ko xañ nguuram politicien bu juddu mu rey lépp moo ko jàngal boppam teg kon fi mu toll nii préparer leen entre le 7 bii di ñëw on est le combien aujourd'hui calculer leen le 7 ak le 27 bariwut primo votants yi ndaw yi la jeunesse toujours yéen la les primo votants yii nga xam ne Moustapha Niasse tudd na leen ñoom ñoo nekkoon PDS ñoom ñoo xam li nga xam ne moo mën a daaneel Ablaye Wade muy lan les 18 ans ku xës ba am 18 ans gis nga ku xës ba am 18 ans boobu nañuy jukki ci seeni wax ñoom pour xam ñoom niñ ci tooge ak nan lañ leen war a daanale les 18 ans fexe leen ngeen góorgóorgu te xam ne paa bii fi nekk mook Macky Sall andil ñu góor jigéen élection yi élection góor jigéen la góor jigéen élection góor jigéen kooku na leer élection góor jigéen la maa ngi ñëw jukki léegi vidéo bi élection góor jigéen la mbokk ñu lay jaar fayal live bi allo da ngay fay live bi papa papa da ngay fay live bi amuñu temps ku dugg si da ngay fay sa vidéo da ngay fay live bi nga mën a participer waa jàngoog doomu làppato baa ngoog ñëw na allo Jiji ala king ñu ngi lay jaar doomu làppato bi ñëw na ñu ngi nii rek di ñaxtu yaa ngi ci live wala maa ngi ci biir wala yaa ngi ci biir waaw maa ngi nuyu patriote yëpp xaw naa raar ci live nag vraiment yitte yi la moo tax mais en tout cas sa live dafa am solo trop te ni ma gisee nga duggee ci aussi indi vidéo Moustapha Niasse at Macky Sall dafa am man du ma ci jàngat quoi dafa am xalaat bi ma ci am sérieusement parce que gis nga boo xoolee vidéo Moustapha Niasse bi ak vidéo kanamu Macky Sall bi nga xool façon bi ñuy waxee rek nga xamante ni pas yi sont pas maanaam ñëwuñu woon pour askan wi comprendre nga maanaam dañu ñëwoon seulement que pour jël réew mi faj ci seen soxla delloo lengay l'armée de la France maanaam jël France dénkaat ko suñu réew comprendre nga ñoom loolu moo leen taxoon a jóg te réussir nañ ko parce que Moustapha Niasse tey mu ngi nii fi mu toog la toog waxatul dara donc moom yoram nekkatu ci dëkk bi su nit ñi di xiif ak di dee moom yoram nekkatu ci lu Macky Sall indi mu voté ko Macky Sall nekk ci dëkk bi di ñu manipuler ci façon bu nekk en tout cas daal li may wax daal population bi ak les patriotes mooy nañu xam ni Ousmane Sonko sens la pour le peuple sens la boo xamante ni pour man képp koo xamante ni bëgg nga réew mi war nga ràññee sa bopp war nga sacrifier sa vie pour que ñu réussir que Ousmane Sonko jël réew mi parce que moom moo fi seul opposant boo xamante ni Ousmane Sonko la wax de moo fi seul opposant boo xamante ni léppam dafa leer opposant boo fi mënti gis mën nga am ci moom ay doute muy Barthélémy Dias muy ku mu mën a nekk ci ñoom mën na jël réew mi ëllëg delloo ko loxo les occidentaux loolu amul sax sikki sàkk ak ku mu ci mën a doon ci ñoom seul Ousmane Sonko moo ci ku set seul Ousmane Sonko mooy ci koo xamante ni kenn mënul taxaw ne Sonko bu jëlee réew mi da koy delloo France amul donc français nag loolu lañ xam moo tax léegi la diabolisation de masse la ñuy def mooy maanaam comme léegi ñoom xam nañ ne mënuñoo ñëw ci réew mi sacrifier Ousmane Sonko léegi nañu fexee ba deru Ousmane Sonko na yàq ci àdduna bi yëpp ba ëllëg bu falu aussi ñu xam ni benn siifkat lañu fal comprendre nga maanaam loolu la ñu bëgg imposer ci suñuy xel te ñoom xam nañ ne ñi ëpp ñi nekk ci réseaux sociaux yi ñu ci bëri comprendre ñu li ñu wax ci géopolitique xamuñu ko donc ñoom information bu yenn seen yi indi rek ñoom dañuy jàpp ni loolu mooy dëgg te loolu mooy problème bi maanaam mooy problème bi ñu sonal nous les patriotes parce que ñi war a jot information les vraies informations amuñu opportunité nekk ci internet bi xaw ma ndax yaa ngi comprendre li mu bëgg wax maanaam ñi nga xamante ni ñoo war a maanaam masse bi ñi nga xamante ni ñooy masse bi ñoom amuñu sens jot les bonnes informations léegi tubaab bi nag ñooñu lañ soxla parce que ñooñu ñooy voté maanaam ñooñu ñoo ëpp si ñuy voté donc ñooñu la ñuy soxla moo tax
vidéo yi ngeen gis yëpp ci soxna su bon soosu pour yàq teru Sonko masse boobu lañ ci soxla ñoom masse boobu ñooñu dañuy informer ñooñu dañ bëgg ñu bañ a voter Ousmane Sonko loolu na ko patriote yi xam te vidéo yi bépp vidéo boo xamante ni nit mën na ko def pour conscientiser nit ñi nañ ko def parce que objectif bi pour man mooy 2024 ñu fal Ousmane Sonko te français ñoo la gën a xam ni bis bu ñu nelawee ba Ousmane Sonko jël bopp réew bi c'est fini pour ñoom jeex na comme li xew ma rek mooy xew fi ñoom nag loolu la ñuy bañ mu arrivé moo tax actuellement ñu ngi def tout maanaam seen maximum ñu ngi koy def pour que bañ Sonko mu accéder ci bopp réew mi loolu na ko patriote yi xam te ku nekk si ñun da nga ci am part de responsabilité bokk ci xeex bi def ci sa lépp loo ci mën pour que français yi aussi ñu may ni suñu jàmm te aussi Ousmane Sonko am réussite ci li nga xamante ne ñun ñëpp moom la ñu yéene suñu réew en tout cas loolu daal laa amul lu may dolli ci live bi di wax patriote yi nañu jàpp teew bàyyi nañu xam ne Ousmane Sonko sens la pour la population sens la pour Afrique donc bu ñu nangu kenn ku ko sacrifier nañ ci teg suñu bakken tey ku ñun tëj si nekk ne dañ lay rey loo mën di nga ko def pour bañ ñu reyal kon na nga képp ku nekk si ñun nag noonu nga war a jàppee Ousmane Sonko fexeel ba loo mën ci loo xamante ne woon na ne boo ko defee di nga yee ay nit pour que ñu mën ko jàpp def ko te bu ci xaar lenn en tout cas le combat continue. jaajëf maa ngi lay ziar bu baax ji. jaajëf. waaw li ma jàpp ci kàddoom yëpp te mu am solo moo di xeex bi il faut que d'abord ñun ñi nga xamante ni ñoo conscient ñu def de bouche à l'oreille maison par maison kenn ku nekk ñu dem sa kër xamal la ne amuñu problème ak Ousmane Sonko amul problème ak ñun Ousmane Sonko ñun dañu am problème ak France mu taxaw wax français yi li nga xam ne moo war a am ci ñun pour suñu dund gu yell kon sénégalais yi kenn ku nekk li tax France jóg mooy askan wu ndaw woowu nga xam ne moo ne ci suuf te xamuñu te ñooñu ñoo intéressé France ñun ñoo dëkk ak ñoom war nañ mën a dem ci seen kër yi wax ak ñoom kon ku mënul def live dugal kër ak kër de bouche à l'oreille kon loolu lu am solo la Ibu ñu ngi lay ziar waaw ji waaw ma am lu ma ci dolli parce que am na loo xamante ne aussi am na solo pour que nit ñi aussi ñu xam ko gis nga problème mu Russie bi nga xamante ne moo xew actuellement diggante Russie ak Ukraine dafa am jàngat bu ma ci am boo xamante ne aussi nañ ci bàyyi xel ci Ousmane Sonko ci kaw Ousmane Sonko ak tamit Russie pourquoi Russie tey ni muy dund tey mu koy dund xam nga nouvel ordre mondial bi ngeen di dégg ji nañu xam ni seul Poutine actuellement moo opposé pour bañ cette nouvel ordre mondial bi mu exister loolu na ko ñëpp xam Poutine kase actuellement ci président adduna bi yëpp mooy ki rejeté cette nouvel ordre mondial léegi xoolal actuellement li nga xamante ne moo xew xoolal banque yi nekk Russie maanaam Russie dañ ko ëbbal lépp actuellement maanaam vol amul dara actuellement luy dugg Russie amul luy génn Russie amul actuellement banques yi fexe nañu ba maanaam Russie mënatuñoo am benn accès ci lenn maanaam loolu moo lay wan ni complot nouvel ordre mondial maanaam képp ku ci bokkul tey li ñuy def Russie noonu lañ lay def donc loolu nag li ko mën a xëy xam nga lan la mooy ni ñu conscientiser nit ñi xamal leen ni jeu bi yëpp pour lan la pour imposer ñu seen nouvel ordre mondial boobu noonu te Macky Sall ci groupe boobu la bokk dañu xam loolu Macky Sall ci groupe boobu la bokk. léegi nag li gën ci patriotes yi nañu xam ni Poutine ak Ousmane Sonko c'est des gens yoo xamante ne ils sont opposés pour xeex nouvel ordre mondial bi kon donc dañ leen soutenir ci fànn yëpp nag parce que ñooñu ñoo ànd ak yàlla. jaajëf kon Macky Sall ndax ci nouvel ordre mondial la bokk wala déet kooku nëbbu ko kenn wax na ko mu leer. kon ñu déglu benn briefing dellu si waat. Sénégal lu la bett moo lay mën ne man kat waxoon naa leen la ma xam topp Macky mii nag bëggalam am na leneen lu ko gën ne ku xamul fa nga jëm dellul ca ba ngay mën fi nga jëlee fi nga yam ñun xam nañ ci li nga mën sutura ak ngor lañu xam ndekki añ reer lañu tàmm suñ teraanga ak suñu jàmm boo ko jëlee fu ñu jëm